kër mbukki dëkk la bu nekk ca mbir kilaan nga ca Kaffrine benn waxtu du une heure jot na fa waxtu woowee moo jot ci rajo Futur Média xibaaru digg bëccëg gi salaamaaleykum. Mamadou Mohamed Ndiaye. xale bu jigéen bii di Adji Sarr defub déclaration démb ngir di leeral coow li dox diggam ak Ousmane Sonko ana nan la demee avocat yu Ousmane Sonko yi ne moom li mbir ñoom duñu ca yëy yàbbi la tax moo di ma nga ca mbiri yoon ñi ca yëy yàbbi di ñu yëngu ci wàllu politique seen bëgg-bëgg moo di mbir moomee yoon dem ca ba jeex ngir ñu xam fan la dëgg ji féete Adji Sarr génn ci média yi wax ndax loolee bokk na ak li nga xam ne moom la yoon santaane ci wàllu secret instruction Anna Rocha Lita Lopez Faye dina ci indi tontu ci xibaaru digg bëccëg gi lu aju ci catastrophe sanitaire bi réewum Sénégal nekkoon ñu war koo dindi teggi ko fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru mars gii ñu nekk waaye nag test yi ñuy def ci aéroport ngir mën a dugg ci réew mi ba mën a génn ci réew mi dañu koy wéyal loolee mbokk yi mooy taxañ bu xabaar yi danañu ko tàqar ñi buñ ca noppee dalal Cheikh Tidiane Diagne ngir mu faram-fàcceel ñuy xibaaru tàggat yaram yi Laaji Georges Déthié Diop moo koy jiitu ngir faram-fàcceel ñuy xibaar bi ci réew yi dinaa leen jukkilit as lëf ci yëglekaay yi xëy di génn bés bu nekk buñ ca noppee ñu jeexalee xibaaru digg bëccëg gi ak gis-gis tey jii la ñu cey waxtaane mi ngi jëm ci woote yu bennoo yi nga xam ne nemmeeku nañu ko ci ñi fare ci kujje politique gi ndax loolee dana mën a nekk ngir doon benn ab dank jàmmaarloo ak Macky Sall ku nguuram bu dee amit fan lañu koy jaare ñoom ñi fare ci kujje gi moom la ñuy waxtaane ak yéen ci njeextal xabaar yi ci gis-gis ci rajo Futur Média El Hadji Aliou Ba moo nekk ci machine bi. Mamadou Mohamed Ndiaye. ci kàddu gi mbokk yi ñuy leen rafetlu ànd bi ak rajo Futur Média ni ñu ko junjee woon ci bopp bi rek la ñuy duggee ak yéen ci yàkkali gi dooree xibaaru digg bëccëg gi ak lu ñeel mbirum Ousmane Sonko ak Adji Sarr moom xale bu jigéen bii di Adji Sarr démb def na déclaration boo xamante ne ji da ca doon leeral coow ak jafe-jafe ak ñol-ñol yi dox diggam ak Ousmane Sonko gannaaw bi collectif gi ëmb avocat Ousmane Sonko yi ne ñoom loolee duñu ca wax li tax moo di mbiri kon ma nga ca yoon doyen des juges moo ma nga ca naka noonu bâtonnier ordre des avocats dafa kon sàkkoon ci ñi nga xamante ne ji ñoo di avocats yi ñu bañ a def benn déclaration publique jëme kon ci moomi li mbir ba tey ci mbir moomee ci Pastef mu di parti Ousmane Sonko bi ñoom it nee nañu duñu àddu jëme ci moomi li mbir association gi taxaw ak yelleefu jigéen ñi ñoom it nanguwuñu wala boog dégg guñu kon ñu wax ci mbir moomee ñu ànd ceeg Alaaji Njóogu Jeen ci lu wuuteek ni mu doon taxawee boobu ba léegi saa yuñ ko waxee dara mu tontu ci saa si Ousmane Sonko bi yoon du tontu gannaaw kàddu yu njëkk yu Adji Sarr yëkkati ci mbir mi di dëggal tuuma yi mu teg ci kawam wante tamit wax Ousmane Sonko bu fekkee ne mësul seq ak moom na ko wàcc ci kàmmil la buñ sukkandikoo ci ki yor jokkoo gi ci parti Pastef El Malick Ndiaye moom Ousmane Sonko naka noonu tam ñoom responsable parti bi kenn du tontu ndaw soosu nekk ab masseuse mu wax ne fi mu toll nii nag yoon moo war a leeral mbir mi taxawaay bu ni mel la avocat yii la yool njiitu Pastef am ñoom tamit maître Khoureychi Ba kenn ci ñoom xam na ne ñoom ñëpp kenn du ci wax te li ñuy xaar mooy procès bi su ko defee dëgg dina feeñ lépp leer ci mbir moomu teewul nag ñoom ñëpp gis nañu ne kàddu yi Adji Sarr yëkkati muy bu njëkk nag muy wax ci mbir moomu du dara lu may dafa aju rek ci plan bi jëm ci nasaxal xel yi ak tamit ci complot bi nga xamante ne dafa jëm ci Ousmane Sonko ñu yokk si ne fi mu toll nii nag lépp mi ngi ci loxoy doyen des juges Samba Sall ngir mu leeral mbir mi moom doyen des juges yor mbir mi gannaaw bi ñu ko jëlee ci loxoy juge bi 8e cabinet di Mamadou Seck nga xamante ne Ousmane Sonko sax da ko doon dingat naka noonu tam Samba Sall ci boppam ak tey procureur de la République di Serigne Bassirou Gueye. Adji Sarr kàddu yi mu yëkkati démb ngir di leeral li dox diggam ak Ousmane Sonko ñu yëngu ci géewu politique bi àddunañ ca jëme ñu ràññee ci député yu ci mel ne Adji Mbergane Kanouté bu mouvance présidentielle ak Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké fare ci kujje politique gi sàkku nañu ci yoon mu dem ca ba jeex ngir yëf yi kon mën a leer ñu xam ana lan moo ci am dëgg-dëgg lu aju it ci moomi leen mbir ki nga xamante ne ji moo di Cheikh Abdou Bara Dolly mi ngi sàkku ci ki nga xamante ne ji moo di Adji Sarr mu jéggalu askanu Sénégal Ajaratu Binte Diallo. député Adji Mbergane Kanouté nee na bu mu dégloo démb Adji Sarr xolam tooy na di vice-présidente bu groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar mi ngi woo képp kuy organisation buy xeex ak yelleefu jigéen ñi ñu jóg nag ngir encadrer Adji Sarr ndax bi ñu ko dégloo xam nañ ne am na ay potentialité te jàng na bu ko defee mu mën réinsérer wu ci biir société bi. Adji Mbergane Kanouté dolli ci ne faaw yoon nag def liggéeyam ngir mu leer naññ. loi bi nga xam ne dañu ko voté assemblée nationale mu jëm ci criminaliser li nga xam ne mooy viol mooy siif jigéen wala siif ndaw ak pédophilie ay jigéen ñoo ko porté woon combat boobu pendant année yu yàgg sax ñu porté ko
bu mu dem assemblée nationale mu ànd ak volonté politique mooy volonté boo xam ne dafa jóge chef de l'État ñu dem assemblée nationale voté loi boobu noonu à l'unanimité mooy kenn waxut déedéet kon ñu jàpp ne lii fi xew ak li xale bi wax tamit du ñu ne diw moo tooñ wala diw tooñut loolu yoon moo ko mën a wax kon loi boobu nga xam ne dañu ko voté bu ñu ko dugal ci ay tiroir tëj ko déedéet na yoon def liggéeyam ndax sénégalais yi bëgg nañu xam fan la dëgg bi féetee. vice-président commission des lois bu assemblée nationale nee na moom am na lu ko naqadi lool te sax commencé naa am déception. Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly dafa jàpp ni Adji Sarr ci boppam moo war a njëkk a présenter ay excuses am peuple bu Sénégal. sëriñ bi woote jàmm ñëpp di sàkku jàmm ku si mel ni Maître El Hadji Diouf di pousser ay nit yoo xamante ni dañuy wax loo xamante ni tax ka fitna amaat ta nga ni taalibe la loolu gàcc laa ci am te ku ne xam na ni El Hadji Diouf moo ni ci ginnaaw ndaw si ndax bi muy wax mi ngi ci ginnaaw te yaakaar naa ni loolu waroon koo mën a bàyyi ci li nga xamante ni comme mi ngi ci dossier yoon ay na ñi nga xam ñoo si war a wax di si wax kon moom amutoon sañ-sañu di génn di ci wax beneen bi mooy moom bu fekkente ne nee na Ousmane Sonko yor kaamil waat mais moom dafa war a yor kaamil la moom itam waat ni lii am na bu ko defee li am mooy ñoom ñëpp ñu xam ni Sénégal ñu ñëpp ñoo ko bokk te kenn ku nekk am na looy def di ko nëbb néewuma moo def néewuma deful mais ñaawlu naa situation fi mu toll fukki nit ak ñeent faatu si mu war a taxaw jéggulu askan wi jéggulu sénégalais yi ci jëf ji mu jëf nga xamante ni bu ñooñu faatoo tey ji ci loxoom la jóge pour ñooñu faatu yaakaar naa ne waroon na tal leneen lu dul lii nga xamante ni tey moom la xëyaat yóbbi waa sénégalais yi. Adji Sarr bi nga xam ni moom moo tuumaal Ousmane Sonko guléet nag mu génn daal di wax ci mbir mi lu ci mën a am démb ba tey coow li nee na kur ci wàll wi. génnam googe moom Adji Sarr di wax ci mbir yi ndax xuttiwul secret instruction ni ko yoon di waxe lu am la xutti na ko ci gis-gisu pénaliste bi di Iba Barry Camara moom jàngalekat bi teg ci ne daal bâtonnier bi moom moo war a wax ñaari parti kenn ku ca nekk respecté yëf yi rawatina ci jamono ji nga xamante ne ji loolee kon mën na fee indi ay jafe-jafe Anna Rocha ci ay leeral. ay fan gannaaw bi coow li tàmbalee Adji Sarr daal dina yëkkati ay kàddu mu ne day ci wàllu code procédure pénale bi képp koo xamante ne dafa laale ci dossier bi dafa am lu la tënk mooy li ñu dippee secret de l'instruction ci gis-gisu professeur Iba Barry Camara jalgati am na. effectivement mën nañ ko pense parce que loolu yëpp nga xam ne moom la xale bi wax mais yooyu yëpp normalement c'est sûr que le juge d'instruction en fait interrogé na ko par rapport à tout ça ba nga xam ne bii dafa am élément yoo xam ne moom da ko waroon porter à la connaissance donc du juge d'instruction puisque instruction bi commencé woon na mu ñëw taxaw di ko wax parce que loolu noonu effectivement man à mon avis c'est une violation manifeste donc du secret de l'instruction suñu fekkee ne xalaat nañu li nga xam ne bii moom moo sabab donc secret boobu mooy que ni dañu bëgg éviter su fekkee ne am na benn affaire bu nekk en cours li nga xam ne ñoom ñooy conseil ñëw taxaw ci mbedd mi di ko waxi nii di ko wax naa ba loolu susciter ay tensions au niveau donc social. ci code de procédure pénale bi juge d'instruction bi am na ay daan yoo xamante ne mën na ko tekk ci ndodu avocat bi waaye nag ci jamono yi nga xamante ne moom la ñu toll pénaliste bi mu ngi ñaax bâtonnier bi mu daal di woo ñëpp ngir ñu mën a teguwaat wala tënku ci tegtal yi. juge bi déjà plaignant bi moom lay ñëw waxal parce que plaignant bi moom moo effectivement agir mais nag par rapport à cet avocat bi su fekkee ni ñoom di l'ordre des avocats su fekkee ni ñoom benn avocat def na benn faute ses propres pairs ñoom ñoo koy dem juger suñu demee ba xam ne nag loolu noonu méngoowul ak li nga xam moom mooy sàkku avocat yi ñoom ñooy dem prononcer ay sanctions mën na nekk ay suspension mën na nekk avertissement tout ça. bu ñuy wax nag waxu violation secret instruction moo di joxe ay information yoo xamante ne mu ngi ci biir dossier bi te mën na andi jiixi jaaxa ci li ñu dippee présomption d'innocence te loolee la ñu faral di nemmeeku ci ay affaire pénale yoo xamante ne dañ ciy tudd ay way politique mbaa ay nit ñu siw. ci ñi ñàkk seen bakkan ci manifeste yi fi woon tolloon ci fukk ak ñaar am na ci kenn koo xamante ne ji ca Ndofane ga ca Kaolack fa la dëkk ay mbokkam di njabootuk Dramé nekk ba léegi ciw tiis rawatina bi nga xamante ne ji kookee ñàkk bakkan bi seen doom jooje yàgg na leen a jàppale féete leen fu amoon solo loolee it luñ ci mën a dolli dañ xibaar bokk na ci njiitu réew mi Macky Sall ma yabal ministre fonction publique ca njaboot ga ngir mu dem jébbal njaalum réew mi seen doom jooje nga xam ne ñàkk nañu ko ñu ànd ca ak Ibrahima Diame. njaboot bu am naqar bu ànd ak tiis bu metti waaye wekk lépp ci yàlla moom lañu fekk ci seen biir kër ci quartier Darou Salaam bu Ndofane Mokhtar Dramé nijaay la ci xale bu góor bi lee dëdd àdduna. lii kenn taamuwut ko woon kenn bëggu ko woon waaye fekk nga fi muy kër goo xam ne këru jullit la
fekk nga fi muy ñu gëm yàlla bi yëfi xewee ñun biñ fi dikkee yaayam moo ñu expliqué ñu affaire yi demee lim ci xam biñ julee tàkkusaan bàyyi ñëw da waxtaan ci kanamam la kii ñëwee waaye mënoo dikk ba xam kan moo ci jur xale bi ndax ñu gëm yàlla lañ xamoon nañu ne isaa jaa ajaluhu laa yastaxiruun saa'atan wa laa yastaqdimuun dig bi yàlla wax ne moom la war a dund bu jeexee rek day dem. moom nag mu ngi amoon fanweeri at ak ñeent jàpp fanweeri at ak juróom amoon na jabar ak ñeenti bant papam nag di Makumba Dramé xamal ñu ne ku amoon taxawaay dëgg la ci njaboot bi. kon ñoom fu mu féete woon lépp lu ñu mën a wax lu ma am indi ci kër gi sama taaw bi jigéen la moom moo ci topp. Madame le ministre de la fonction publique maire de Kaolack daal di andi jàllu président de la république ci turu nation bi bokk ak ñoom naqar bi. ñu ñëwoon nag sëñ bi di la jaale ki nga xam ne sa doom la di doom gu Ndofane di doom gu Kaolack tiis la boo xam ne ñun ñëpp la laal son excellence le président Macky Sall ba tax fu famille nekk rek dinañ fa yónnee ndaw waaye li gën a ti am solo famille yi son excellence le président Macky Sall du leen seetaan mukk dina leen taxaw incha allahu rabbi ndax moo ko wax kon yal na yàlla mottali yéene yi di doomu Saalum. Moussa Dramé kon noonu la tudd woon ñàkk bakkanam ci manifestation yi de ni wam yóbboon nañ ko Touba foofu lañ ko rob Ibrahima Diamé Ndofane rajo Futurs Médias. Ibrahima kuréel gi ëmb ñi nga xam ne dañoo amee lijaasa te amuñu am xëy fii ci Sénégal déposé nañu ci Cour suprême ab recours boo xam ne lañ ci jublu moo di ñu arrêté ñun ni neelal kon arrêté bi bàyyi ko ci ministère de la justice jëm ci recrutement huissier yi. kenn ci ñoom di wuyu ci turu Yves Zalé moom Yves Zalé la ñuy teewlu ci jokkoom ak Alaaji Njogu Jën. ñun dañoo bind Cour suprême pour mu annuler arrêté bi nga xam ne ministre de la justice Malick Sall jël parce que ministre de la justice Malick Sall moom ak huissier yi dañoo bëgg étudiants yi nga xam ne dañuy jàng am seen diplôme ñu tere leen def concours léegi ñu jël nit ñoo xam ne seen cabinet leen lekk maanaam nit ñi nga xam ne seen jegee ñaare lañ ñu dugal leen te ñun amoon nañu problème bu mel noonu ñu dem ci Cour suprême ne ku bëgg a doon huissier da ngay am say diplôme mais da ngay def concours léegi ñun mënuñu nangu ministre de la justice mu bàyyi fi concours ndaw yi nekk fii jàng am seen diplôme ñu tere leen def concours ñu jël yeneen nit yoo xam ne defuñu concours wala ñi nga xam ne defoon nañ concours bi jàlluñu ñu bëgg leen dugal ñu doon ay huissier alors au même am na ñoo xam ne jàll ko depuis janvier 2020 nanguñu leen jox seen nomination yooyu la ñuy nakaru te ñun li ñu bëgg mooy ñu ubbi concours profession libérale muy huissier muy notaire muy lépp loo xam ne profession bi libérale xam ne état fayu ci ñaar dërëm loolu lañ bëgg loolu tax ñuy def recours ci kanam Cour suprême parce que ministre bi li mu def teg ko fenn teg ko ci yoon tegu ko ci éthique tegu ko ci déontologie da koo teg ci parparloo ak yaama neex moo tax nag ñun fi mu toll nii nag jóg nañ taxaw fas yéene nañ organiser marche fas yéene nañ organiser conférence de presse semaine prochaine dinañ organiser marche dañu organiser sitting te ñu ngi loolu tamit ñun ak étudiants yi ak diplômés yi université Sénégal yëpp lay doon incha allah. kooku ngeen doon dégg moo di Yves Zalé président regroupement des diplômés sans emploi du Sénégal rajo Futurs Médias xibaaru digg bëccëg gi 13h13. ak RFM kumpa jeex na. géréwub ñaari fan bi nga xam ne syndicat technicien supérieur de la santé yi amal nañu ko seetlu gi moo di ci diwaanu Louga géréw ba moom am na fa doole ñoom ñi bokk ci SUTSAS li ñu bëgg bokk na ci ñu régulariser seen situation lu ci mel ne décret bi nga xam ne dafa jëm si seen reclassement ñu daal di koy bàyyi xel bu baax a baax ak yeneen Serigne Mbaye Lo mooy chargé revendication bu SUTSAS foofee ci diwaanu Njàmbur ñu déglu ko ci micro Abraham Paul Emmanuel Pouy. technicien supérieur yi dañoo nekk Sénégal ci lim bu toll ci daanaka junni 2009 OAS génn benn réforme pour que ñu réformer le secteur de la santé infirmier yi dem niveau licence technicien supérieur war a dem niveau master muy A+2 donc boobu ba nëga ni nag 2009 la woon ba 2012 la waroon a entrer en vigueur mais li ñu seetlu mooy depuis 2012 ba nëga ni amul benn jéego boo xamante ne état bi def na ko ci lool te li gën a doy waar ci mbiri mooy technicien supérieur yi ñoom ñooy tuteuru ñi nga xamante ne ñoom ñooy infirmier ak sage-femme yi te ñoom dugal nañ leen ci réforme yi te supérieur yi nga xam ne ñoom ñoo leen di former ñoom ñoo leen encadré ñoom ñu góogul fekkente ne ñun dañoo nekk en mouvement maanaam service yu bari du dox bloc opératoire technicien supérieur anesthèse de réanimation ñoom ñoo fi nekk boo demee laboratoire ñoom ñoo fi nekk boo demee centre dialyse ñoom ñoo fi nekk boo demee imagerie médicale ñoom ñoo fi nekk kinésithérapie ñiy faj bëj ophtalmo ak odonto ak enseignement administration ñi nga xam ne ñoo war def supervision instant mi ngi toll ci wàllu vaccination ñi nga xam ne ñoo war a coordonner loolu ci district si ñu ci bari dañoo nekk en mouvement donc muy indi ay gàllankoor yoo xamante ni yu yaatu la te lenn dong moo ko waral mooy décret bi nga xamante ni moom la président de la république wala signé loolu rek mooy li nga xamante ni moom moo des ci liggéey bi waaye dañoo seetlu nañ ñoom ba nëga ni ñi ngi ci doxinu kàkkatar woo xam ne kenn mënu ko expliquer ndax loo xam ne depuis 2012 lañ ko waroon lekk ñu nekk ci en 2021 mun ñoo fexe ba lijjanti ko loolu daa doon mbir moo xam ne ñun mënuñu ko comprendre kenn mënut a comprendre loolu. ciment bi ak fer bi seenu njëg yokku na waaye la ko yokk tukkiwul ci manifester yi amoon ci réew mi yi fi yàqu
loolee kàddu la yu bàyyeekoo ci directeur commerce intérieur mu xamle ne li ko waral daal yëf yi ma nga bañee ca bànjaxaan nga maanaam fa yëf yi war a jaar ba ñu mën koo séddale foofee la mbir yee tàggatémbe mu di ci cimenterie yi lu ni mel nag tax vice président bu ASCOSEN yëkkati kàddoom di ñaawlu lu ni mel tey sàkku ci jëwriñ gi ñu dénk wàllu njënd ak njaay di commerce ñu lijjanti ñàkkum ciment googee nu mu gën a yokk gi am ci njëgu ciment gi kon nu mu gën a gaawee Nafissatou Sylla coow lu am ci njëgu tonu ciment bekk tonu fer bi yokk bi sax di wuute ci diggante région bekk ak ñi koy soxla di koy jëfandikoo tonu ciment bi mën naa dem ba lu ëpp fukki junni tonu fer bi mooma mën na jéggaani sax fukki junni ak ñeent bu ñu sukkandikoo ci directeur du commerce intérieur loole li ko waral dafa aju ci chaîne de distribution bi lee Omar Diallo. am na tension ci distribution bi maanaam am na ay gox yoo xam ne ciment bi du fa ñëw nu mu foore ñëwee wala bu fa ñëwee tamit prix bi dafay yokk camion yi doon jël 45 tonnes léegi 39 tonnes rek la ñuy mën a génnee alors léegi manque à gagner boobu moom moo jël am répercussion yi def ko ci transport bi kuy transport boobu nag la ñu dugal ñoom transporteurs yi moom moo indi différenciation bi ñun constaté wuñu ne que prix bi yokku na ci niveau usine mais ci niveau distributeurs yi dépôt yeeg détaillants yeeg quincailleries yi ñooñu ñoom ñooy def genre spéculation boobu. ngir moom nag manifestation yi amoon na fan yële ñu weesu bokk na ci li yéexal transport bi le. boo leen ko seetloo dañu génn ci semaine yoo xam ne nii dafa amoon ay manifestation fa bloqué woon camion yu bëri fii ci Dakar kenn di jëlul ciment di génne di yóbbu ci région. way jëfandiku yi nag ñoom jàpp ne situation bi li ko waral bokk na ci li ñu ñàkk respecté réglementation bi ñu ci bëgg te loolee sax jéggaani na lii di chaîne de distribution bi lee Momad Cissé di vice président bu ASCOSEN. bu ko defee dysfonctionnement bi ñuy wax tey ne distribution bi moo ko indi mais ku jéggi li nga xam ne moom lañ fixé parenté ñu rëq sa liggéey mais fi nu toll nii dysfonctionnement bi ñaata temps lay courir kenn xamul temps bi muy courir consommateur bi moo ciy dee te ciment ak fer nit ñi dañu ko soxla comme ni ñu soxla ceeb direction du commerce intérieur war na protéger consommateur bi bañ a toog di ñu seetaan ñu nekk à la merci du vendeur. ministère du commerce nag moom di dalal askan wi ni ay fan yi di ñëw lii di njëg yi soxal ciment ak fer bi dana delluwaat ci njëgam mu nar a doon mbégte ci way jëfandiku yi. waxtaane coronavirus gi mu di Covid 19 bi ak tolluwaay gi fii ci réewum Sénégal tey jii ci bëccëg gi 24 heures yi ñu génn bilan bi mu wax moo di juróomi doomi aadama yu ñàkk seen bakkan yeneen doole ko ci yi fi nekkoon wax nañu lu toll ci ñeent fukki doomi aadama yoo xam ne wopp ji da leen a tëral ba jamono ji ñoo nga réanimation maanaam sauvetage lu aju ci ñu corona yees ci réew mi seen lim mi ngi toll ci téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñeent ñu jële leen ci test yoo xam ne def nañu leen junni ak juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñeenti test yu ñu def ñu jàpp ne kon yëf yi ak ni mu demee ba tey ci bilan bi wax nañu ñetti téeméeri doomi aadama ak fukk ak juróom-ñaar yoo xam ne wopp ji da leen a tëraloon docteur yi góorgóorlu ca faj leen ba ñu wér war a dellu kon seeni kër des ba léegi ci woppi coronavirus gi tolluwaay gi ci réew mi fële ci diwaanu Sédhiou kuréel gi di ONC Enfance et Paix dugal nañu seen loxo bu baax a baax ci jàppale l'école ya foofee ngir gune yi mën a fàggu ak waggar ci woppi coronavirus ji ci noone kon lañ leen jébbale ay matuwaay yu ci mel ne yu ñuy raxasoo ñu ànd ci ak Max Click Kamfani. ndogal bi jiitu réew mi jël dakkal état d'urgence sanitaire bi ci fukki fan ak juróomi ñeent ci weeru mars bi ni waruñu ko jàppee dakkal yeneen mesure barrière yi ñu diggal ngir mun a xëy coronavirus bi rawatina ci l'école yi loolay xamal IEF Sédhiou gannaaw bu mu doon jot ay loo masque lave-mains ak gel ngir l'école yi féete ci commune Diendé ak Sédhiou Noa Sarr mooy IEF Sédhiou. même bu dee nguur gi jël na décision lever état d'urgence je pense que tant que maladie bi mu ngi fi amuñu choix quoi dañoo war a continuer xeex mi donc duñu toog croiser les bras bàyyi li initiative yi ñu jëloon tant que feebar baa ngi fii donc je pense que dañuy continuer xeex bi ba daaneel carrément donc lii di feebar bi. ci coordonnateur ONG Enfance et Paix Lamine Sadio dañu war a wéyal sensibilisation bi ci l'école yi gannaaw bi mbas mi nekk ba léegi di amal ay jaloore. parce que xam nañu ne feebar bi mu ngi fi kañ lay dem kenn xamu ko kenn mënul ne feebar bi telle période lay quitté mais aussi feebar bi aussi mun na yenn saay mu am yeneen melokaan yi muy jël te melokaan yooyu lenn saay mun na nekk beaucoup plus virulente que beneen melokaan bu mu amoon donc bu dee loolu la ko war nañu fexe ba suñu doom yi nga xamante ñu ci école ñu fexe ba ñu mun a am protection nécessaire mais am information bu dee aussi pour que ñoom ñu aar seen bopp. ak dotation matérielle yi ñu jagleel ko l'école yu Diendé ak Sédhiou ONG Enfance et Paix dafay ñëw uyusi rek woote bu inspection éducation ak formation bu Sédhiou amal ci organisation société civile yi jàppale l'école yi mun a am matériel yooyee ngir fexe bo virus bi du law ci bërëb jàngukaay yooyee Max Euclide Kamfani ci Sédhiou
ngir RFM. bàyyeekoo Sédhiou wutali diwaanu Ndar mag ña fa nekk ñu naan leen personne troisième âge am nañu léegi nag fiche d'inscription ngir ku ñàkk ñu xam fa ñu lay bind ñoom ñooñu nga xam ne dañ leen jiital ci ñàkk yi njaak sàkku nañu ci état bu Sénégal liggéey ba muy def ñu boole ci waa EPRES ak association yi ëmb ñu retraité ngir daal ñu mën a yee mag ñi waxtaan ak ñoom ba ñu xam ne guddi gi maanaam jamono yi ñu toll dem ñàkku ci rek mooy li war ngir mën a fàggu ci wopp ji Mohamed Nabi Silla. yenn ci mag ñi ñuy woowe troisième âge gis ni dañ leen fàtte ci lépp lu aju ci wàllub ñàkk yi ba taxoon nañu firndeel ko ak ay jàmbat jot nañ leen jox ay fiche ñu bindu suñu dégloo kàddu yu jóge ci Alaaji Madiop Thiam di président régional association retraité yi ci Ndar. dañu xawoon mel na ku fàtte troisième âge ba ñu doon jéem di wax pour comme que dañu ñoom ñun nous sommes plus vulnérables ñu yaakaar ni bu ay vaccin jotee ak yooyu daañu ñu ko vacciné ñu mais wax nañ ba sonn ba fan yi passé lañ ñu soog a yónnee imprimé yi pour ñu inscrire nan la ñuy def jox ñu délai bu nga xam ni quand même daañu mën a woo nit ñi ñu inscrire parce que c'est pas facile inscription bi il faut nga dem waxtaan ak nit ki. waaye Alaaji Madiop Thiam di firndeel bëgg-bëgg goo xam ni am na ko ngir ñu boole bépp mag ci wàllub ñàkk gi rawatina liggéey boo xam ni fas yéene na ko def ak IPRES ngir gën a tàggat mag ñi war a ñàkku. mbas maa ngi fi te mu ngi léeg-léeg ñu tiit sax ñun waa Ndar parce que léeg-léeg nga dégg ci ay chiffres yi nga xam ni da ngay yéemu doo xam fu mu jógee. ñi dañ bàyyi seen loxo ba kenn xamatul kii takkatuñu masque raxatootuñu ba tax na il faut que nag ñu jéem jàppale nit ñi pour wax leen ni am na nit ñi góorgóorlu ñu ñàkku ñu ñàkkoo yàlla sam borom bi mën nañu suturaal mën nañu defal sutura pour que vraiment mbas mi tegeeku ñu. mag ñi lee nekk ci troisième âge xam le ni bëgguñu benn yoon ku sofantal jafe-jafe yoo xam ni dañ koy am ci wàllu wér-gu-yaram ba tax nañu woo autorité yi ngir ñu gën leen taxawu. RFM ci Ndar Géej Mohamed Nabi Silla. Mohamed Nabi Silla kuréel gi di association Corona du jaar ci man dañoo am yéene fexe ba lay weeru avril di jeex ñu am lu toll ci 1000 poche de sang jagleel ko nag centre national transfusion sanguine ndax gis nañu ne daal deret bareetu fa jamono ji ñi bëgg loolu kenn ci kilifa yi di Déthié Diouf xam le ne li ñu bëgg daal mooy ci ndoxtali ñuy am juróom fukki poche de sang bés bu yàlla sàkk bu ñu ko wéyalee danañu mën a am lim bi ñu bëgg. bëri woon nañ tey ngi wuyu ci appel opération Corona du jaar ci man ci ñooñee ñu mën cee lim ay étudiants ñoom ñëpp ñu ñëw ngir joxe seen deret opération bi lim bëgg rek mooy am junni poche deret fii ak weeru avril bi Déthié Diouf nekk président ambassadeur wàllum jàmm ji fii ci Sénégal. deret manqué na fan yi yëngu-yëngu yu amoon ci réew mi tamit ñu gis ne deret yu bëri tuuru na fi gu gën a soxla deret gannaaw la ñu soxla woon alors donc ci la ñu waxtaan nag ne ñun du ñu def gis leen ma wala ngisal waaye sunu programme bi mooy opération 1000 poches de sang. ak yëngute yi fi amoon fan yi ñu weesu tax ba yenn bërëb yi ñuy dencee li nga xam ne moo di deret bi dara nekkatu fa responsable bi jiite Corona du jaar ci man jàpp na ni jot na. ngir ñu def ay sacrifice Fama Marena. soxla nañ deret loolu moo tax ñu ñëw pour continuer suñu opération Corona du jaar ci man ndax ñoo ngi ci terrain bi di joxe ay masque ak ay gel mais gis nañ ne nit ñi soxla nañ deret moo tax ñu jël initiative bi. kii di secrétaire général bu association nit ñi nga xam ne dañoo amee laago nekk entrepreneur ci Dakar ngir rafetlu bi la initiative. bu fekkee ne nit ki da ngay xalaat jàppale ñeneen parce que ñeneen su ma nee ñeneen mooy ñu ngi tëdd ci lali hôpital yi donc ñëpp xam nañ ne accident yi ñooy bëri ñëpp xam nañ ne jamono bi dafa doy waar te deret dafa manqué donc moo tax bi ma ko déggee dama ne lii moom damay ñëw avec plaisir. ak opération bi Corona du jaar ci man mu nekk benn initiative boo xam ne ñoom ñi ko amal bëgg nañu am juróom fukki poche deret bés bu nekk association bi nag di wax ne du yem fii bëgg na ko yóbbu ci yeneen région yi ci Sénégal ngir mën a dooleel banque de sang yi. état d'urgence ak état catastrophe sanitaire bi dañu koy yëkkati maanaam dañu koy dakkal fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru mars gi ñu nekk waaye nag terewul contrôle ak surveillance ga am ca aéroport international Blaise Diagne ngir tukkikat buy tukki buy génn ñu def ci yewi test contrôlé la kuy duggit ñu def naka noonu yëf yi dañu koy wéyal moom dafay wéy lépp rek ngir jëm ci xeex bi ñu teewlu ci kàddu yi leeral yu bàyyeekoo ci Charles Bernard Sagna mi ngi koy leeralal kon Awa Mbaye moom docteur Charles Bernard Sagna.
l'urgence sanitaire va être levée demain. Je tiens à préciser que le contrôle aux frontières demeure le même. Nous continuons à surveiller nos frontières aériennes de façon quotidienne et permanente. Donc, les passagers contrôle bi dañ koy di doxal comme ni ñu ko daan defee. Donc loolu moom mën ñu ko arrêté ba xam suñu rôle mooy surveiller frontières yi ci bépp boo xam ne mbirum mbas mi la. Alors donc suñu tuddati sa ñoo ngi wéyal di laaj passagers yi nga xam ne ñoo ngi dugg ci réew mi seen test PCR bi nga xam ne noonu la ëpp juróomi fan loolu ñoo ngi koy wéyal ba léegi te du changé. léegi docteur gis nañu ne cas yi ñu doon dégg ci tukkikat yi di jaar ci aéroport yi gëj nañu ko dégg ay 0 cas importé la ñuy dégg lan moo ko waral. waaye contrôle bi sama naataango yi ñoo ngi koy def na mu waree ci lu mucc ayib donc bépp passager bu dugg fii Sénégal la autorité bi jëloon comme circulaire moom la ñuy appliqué ba léegi. donc képp kuy ñëw da ngay wane sa kër bu wan ni def nga test RT-PCR bu weesuwul juróomi fan. RFM bitim réew. xibaar bitim réew yi ñu dalal Georges Dieng Diop maa ngi lay nuyu bu baax. maa ngi lay fay bu baax Mamadou Mouhamed Ndiaye. dañu koy dooree ak deuil national bu ñetti fan bu am ci réew Mali. tey la door tey alxames ci réew ma yëpp ngir nag delloo njukkal militaires yi nga xamante ne ñu ngi ñàkk seeni bakkan ca Tessit dañu daan woon ci ab embuscade gën kaa tuuti fanweeri militaire lañ ca faatoon drapeau yi yëpp nag dañ koy wàccee ci bâtiment ak édifice public yi jamonoy diirug dëj boobee maanaam diirug dëj boobu ca Tanzanie moom fukki fan ak ñeent la ñu jàpp deuil national loolee gannaaw ba njiitu réew ma génnee àdduna moom di John Magufuli Fuli mu ngi génn àdduna démb bi mu amee juróom benn fukki at ak benn vice présidente ba leeral ni dafa amoon problème ci xool problème cardiaque fukki at a ngi John Magufuli gëj nañ ko gis nag ëpp na ñaar ci ay bés 27 février la woon sax ay rumeur doon circuler ci biir dëkk ba ci wër gi yaramam ay kilifa ci kujje ga neewoon ne sax moom ay bés gi ñu weesu ne dafa amee coronavirus waaye loolee yëpp confirmé wuñ ko woon Magufuli moom nag bokkoon na ci ñi nga xamante ne ci biir Afrique gëmuñu woon ne sax coronavirus am na mu ngi ñëw ca boppu réew ma ci atub 2015 ca Côte d'Ivoire moom démb ñu ngi doon delloo njukkal dem si yàlla ga Ahmed Bakayoko nekkoon fa premier ministre faatu fan yi ñu weesu hommage politique ak artistique politique yi démb lañ ko defal ca présidence de la République ca ngoon ka nag ñu defal ko ay hommage ci ab stade foofu ca Abidjan bi ñu xumboon lool artistes yi doon ko màggal ndax dañu jàppoon ne xaritu ndaw ñi la woon xaritu itam ñi nga xamante ne ñoo di artistes yi. Guinée Bissau la ñu jëm tey ji ci alxames ji ca la yoon di justice fas yéene auditionné amiral Boubou Natcho moom la Natchuto. Natchuto. Ah d'accord luñ koy toppee. moom chef d'état-major bu marine ba woon liñ koy toppee moo di mbirum seetal xaalis maanaam blanchiment d'argent naka noonu itam fraude fiscale leeral yeeg Noa Mankali. bu mu doon wax ci taskat xibaar yi semaine bale passé Marcelino Toupé xamante ni mooy avocat bu contre-amiral José Américo Boubou Natchout dafa déclaré bu mu weesoo quelques heures bu ñu ko déglu ci parquet bi plainte boo xamante ni moom la José Américo Boubou Natchout ñu ngi koy déglu nguur bu Guinée-Bissau moo def plainte boobu contre-amiral José Américo Boubou Natchout moom dañ ko dégloon semaine bale passé ci ministère public ci cadre boo benn enquête ci implication boo xamante ni moom la ñu yaakaar ni moom dafa dey raxas xaalis ak fraude fiscale waaye séance boobu nu mu ko wone avocat bi mu ne boobu dañ ko suspendre ndax Boubou Natchout dafa feebaroon te audition boobu moom la ñu war a jëlaat alxamisa bi fukk fan ak juróom-ñett Toupé dafa expliqué ni Natchout trésor public ak fonds bi ñoo ko accusé ci benn procès bu ñu dénoncé ne kooku dafay nekk di doxal xaalis bu bari xamante ni ñooñu dañoo yaakaar ne ni moom dafay raxas xaalis ak fraude fiscale RFM day continuer suivre audition bu alxamisa bi ndax ñu mun a dellu siwaat nu waa Guinée Bissau RFM.
benn doomu Gambie bokkoon ci Junglers ya escadron bu Yaya Jammeh boobu moom lañ teg loxo talaata gi ñu weesu ci Allemagne mu ngi wuyoo Baye Low ñoom nag ñi ko teg loxo dañoo jàpp ne loxoom setul ci faat gi ñu faatoon taskatu xibaar bi di Dayda Arjara fukki fan ak juróom-benn ci weeru décembre atub 2004 ñu ngi ko jàpp nag tëj ko en détention provisoire ci Hanovre foofu ci Allemagne jeexalek fii di Maroc foofee nag ñi yëngu ci wàllum restaurant seen xel dafa tey ba léegi njàqare sax la ñu am ndax coronavirus bu nga xamante ne dund nañu ak moom at liggéeyuñ lu bëri te nag ñu gën a seen xel daal tey ak koor yi nga xamante ne mu ngi jub si Xaadim Mbay ñu sonnoon lool ci li nga xam ni moo di mbas mi restaurateur yi tey jii lañu gën a jaaxle rawatina ba ñuy séenu li nga xam ni moo di weeru koor gi Mohamed Abdel Fadel moom mooy coordonnateur national kuréel gi nga xam ni moo ëmb ñëpp ñu liggéey ci wàllu wu ni mel. Aujourd'hui, on recense plus. boo jëlee téeméer ci entreprise yi lu toll ci fanweer fi mu ne dañoo dakkal seen liggéey li nga xam ne nag moo jëm ci chiffre d'affaires bi wàññeeku na lu toll ci 60%. 60%. ñoom nag jafe-jafe yooyu tax na ñuy sàkku ci nguur gi mu daal di jël ay pexe ngir mën leen xettali ci nu mu gën a gaawee. La situation elle est tellement grave. fi mu ne nii mbir mi àgg na foo xam ni ala fokk rek gouvernement bi dugal ci loxoom sinon rek du baax. dugal ci loxoom ngir mën a sauvetage li nga xam ni moo fi des a ndéegoon. Sauvegarder ce secteur prometteur. ñoom nag gannaaw ba ñu toggee diir bu yàgg liggéeyuñu ci weeru janvier wi ñu génn nguur gi joxoon na leen dogal ñu mën daal di def la nga xam ni moo di seen liggéey ci na mu ko waree waaye nag dafa mel ni boobu ba tey clients yi nañu waroon a ñëweewuñ noonu teyit li nga xam ni moo di koppar yi leen joxoon dafa mel ni dañ ci doon seenu gisaguñ ko Xaadim Mbay Casablanca rajo Futurs Médias. mu ngoog foofu la ñu yemale xibaaru bitim réew. maa ngi lay gërëm bu baax a baax Alaaji Georges da ci Diop jégal nañu lépp koor gee metti waaye garaawul léegi ngeen woori RFM Sport. Cheikh Ahmed Tidiane Diagne la ñuy dalal ngir ànd ak moom ci xibaaru tàggat yaram yi maa ngi lay nuyu bu baax a baax Cheikh. di la fay boobu na Mohamed Ndiaye. ci dañu koy dooree ak CAF Confédération africaine football mi nga xamante ne ji kon ñu bari ñi ngi xaar daal ban taxawaay la war a am diggam ak club yu nekk France te ami doomi Afrique yu war a football si ci qualification yi ñu bañ na duñ leen bàyyi. waaw ñoom nag si liñ ko tënk moo di FIFA moo leen jox googule sañ-sañ ñu daal di téye seen joueurs yi nga xamante ni dañ leen daal di convoqué seen équipe nationale africaine yi ndax mbas mee ko waral loolu nag tàmbalee indi coow. ñu bëri gis ne nag war nañoo repousser li nga xamante ni moo di match éliminatoire 5e ak 6e journée ci weeru mars gi ñeneen na nag safaanu lañ daal di gis rawatina sax ki nga xamante ni moo di suñu natango di Abdoulaye Thiam di président bu association nationale de la presse sportive gis ni que CAF bu bees bi maanaam bureau seen bureau bu bees bi waruñu si deltu ginnaaw ñu déglu ko Abdoulaye Thiam. bu nekkoon organisation mondiale de la santé mooy kuréel bi nga xam ne moom dong moom rek moo am possibilité pour taxaw wax képp muy état muy organisation faîtière yépp nii ngeen war a doxalee ci mbas mi surtout nag situation bu ñu nekk kenn xamul mbas mi kañ lay jeex ñu ngi jub ci Coupe d'Afrique des Nations ñu war ko am ci 2022 janvier et février suñu bàyyee yëf yi mu continuer football africain moo fiy jaaree dee benn yoon loolu moo tax nag man ma gëm ni Aliou Cissé lu mu def lu mu war a def la te nekkutul nag affaire u Sénégal nekkul affaire ku CAF il faut que CAF CONMEBOL CONCACAF AFC OFC ñoom ñëpp ñu man ko taxaw xeex circulaire bi nga xam ne pour le moment français yi kese ñoo ko décidé di ko def te boo xoolee bu baax c'est la première fois dans l'histoire 40 clubs français man ko waxandoo benn kaddu pour tere képp kuy football ci championnat France mu bañ a ñibbi d'autant plus encore li ma leen wax léegi c'est discriminatoire lu tax ñu ne léegi su fekkente ne nekk nga ci biir Europe mun nga fa circuler mun nga fa football waaye daal amoo droit génn Europe pour dem Afrique amoo droit génn Europe pour dem Amérique amoo droit génn Europe pour dem Océanie amoo droit génn Europe pour dem feneen loolu du yoon loolu mooy circulaire bu discriminatoire boo xam ne war nañ ko yóbbu fu mbaxane doone benn ñu taxaw xeex ko nekkul xeexu Afrique donc encore une fois xeexu ñëpp la. ñu daal di wax ci leneen ba tey di football ak Ligue Europa mi nga xamante ni tey jii ci ngoon incha allah dañuy daal di amal seen 8e de finale retour choc bi nag 20h diggante Milan AC ak Manchester United ca match aller ba nag ñaari équipe yi dañoo defoon match nul un but partout Milan AC daal di égaliser sax ci njeexital jongante gi
Arsenal moom dana tas ak ñi di waa Olympiakos ñoom nga xamante ni ci match aller bi amoon nañu ndam seen digg ak ñi di waa doomu Grèce yooyu la ñaari bal ci dara. Tottenham aussi moom itamit dina fexe na mu gérer avance ñaari but yi nga xamante ne amoon na ko ci diggante mag ñi di waa Dinamo bu Zagreb match retour bi tey jii nag lañu ko daal di amal ci bu 17h55 jotee AS Rome moom itamit nekk ci position bu baax ngir mën a qualifier ci li nga xamante ne daal moo di quart de finale Ligue Europa ndax ñoom itam ca match aller ba amoon nañu ndam ñetti bal ci dara seen diggante ak doomu Ukraine yi di waa Shakhtar Donetsk match retour bi tey jii lañ koy daal di amal 17h55 ci Kiev yooyu bokk ci jogante yi nga xamante daal mën nañ leen lim ñeel lii di 8e de finale Ligue Europa. waxtaane wàllu boxe ak ñaareelu bëccëg championnat boxe ca Louga lañ koy amale. waaw ca Louga lañ koy daal di amale te ñi nga xamante ne ñoom ñoo organiser lu ni mel di fédération bi la ñu bëgg moo di fexe ba googule discipline bokk ci discipline yi nga xamante ni danañ leen lim ci lu yàggul. ñoom moo la war a sax ñu daal di déplacer lu ni mel ñi nga xamante ne sax ñoom ñooy yëngu ci mbir mi tàmbalee yëkkati ay kàddu ñu ànd sekk suñu ndaw bu ñu toogal ci Lougaloo di Abraham Bolbouy. lu toll ci fanweeri at ak juróom-ñaar Sénégal amul woon championnat de boxe ren nag fédération bu boxe daal di dooraat championnat bi ñaareelu bëccëg bi sax ñu décentraliser ko ci Louga centre culturel régional bi nag fa lañ defoon ring bi nag boxeurs yi wane seen bopp. occasion bi nag la ñu saisir ngir président bu ligue régionale bu boxe bu Louga di woo ñëpp ñi nga xam ne bëgg nañu boxe ñu ñëw dugal ci seen loxo Ibrahima Konaté moom mooy président bu ligue régionale bu boxe bu Louga. boxe bi li mu gën a soxla tey jii mooy nit ñi mobiliser wu autour de la boxe pour jàppale ko au niveau national parce que compétence yaa ngi fi ambition yaa ngi fi nit ñi fédéré wu ñëw ci boxe bi jàpp ci. léegi nag mbëbët bi leer na lu fédération bi bëgg mooy génnee ay champion yi nga xam ne dinañu mën a représenter Sénégal ci niveau international. tournoi qualificatif bii weesu Sénégal ni mu ci teewee vraiment neexul woon ñëpp ñi bëggoon boxe mais tey jii loolu mi ngi dañ ndànk-ndànk Zal Konaté mi nga xam ni moo fi ñëw tey nekk comme directeur technique di développer boxe bi ñu jàppale ko comme ñun niñ nekkee ci gannaawam pour que ñu mën a Louga mën a am ay champion yu mag comme dëkk yi. ñaareelu bëccëg bi nag lu toll daanaka ci fanweeru boxeur ñëw nañu bokk ci ndaje bi boxeur bu ne daal di wone boppam ngir waajal ñetteelu bëccëg bi nga xam ne war nañ koo amal ci Ndakaaru mu nekkoon Abraham Polpuy Louga rajo Futur Média. Abraham Polpuy kon bokk Ndiaye fii lañ koy daal di yamale xibaaru tàggat yaram yi xanaa ba ëllëg rek incha allah. incha allah rabbi jërëjëf Cheikh maa ngi lay gërëm bu baax a baax. jaajëf. RFM rajo askan wi. jëwrin gi ñu dénk njàngale mu kawe mi di Cheikh Oumar Anne dégg nañu ko keroog ci kàddu yu mu yëkkati di ñaawlu lu aju ci master yeeg ñay wut li jaasa boobee te ñaare du leen amal njëriñ ndax métier la duñ ca jaare amee ko baabak dana jafe ñu jaare ca amee ko bu ñu amee li jaasa bi loolee tax ñu seen xam-xam màcc jëm ci wàllum njàngale di xam leen ne daal lii di système bii di LMD xarañte ak lañ ci doon séentu na mu waroon a mel danoo melul moo tax ñu bëgg ñu xoolaat yeneen i pexe yoo xamante ne ji dina fi mën a jëlee li fi nekk loole Kumba Sanjaan Fay defal nañu cib gëstu. étudiants yi dem master 2 dafa mel ni faw rek ñu redoubler laata ñu réussir étape boobee amul kenn ci ñoom ku koy jàll ci benn at loole di seetlu jëwriñ gi ñu dénk wàllub njàng mu kawe mi Cheikh Oumar Anne ministre bi mel ni kuy xamle ne système LMD niñ ko tëralee dafa am jafe-jafe ci xalaatub jàngalekat gëstukat gii di Mamadou Yuri Sall retard wi ci niveau yëpp la jàngalekat la ci université Gaston Berger bu Saint-Louis. suñu njàngale mi day laaj xaalis bu bari xale yi dañuy yàgg école fu ñu waree amee diplôme licence ci ñetti at ñu koy amee ci juróomi at yenn saa yi sax mu ëpp ko parce que dañu ne transit bi la am nga droit def 6 ans ci licence parce que loolu moo tax njàng mi yeex day cher. ci kàddu beneen jàngalekatub université professeur Bouba Diop lii ñu duppee master pour tous maanaam bépp étudiant bu am licence mën ngaa def master loolee moo mënul nekk ndax li koy gunge yépp yembut. seet ndax ñi bëgg def master ñooñu xam nañu bu baax la ñuy def. tout le monde ne peut pas faire un master pour tous c'est pas possible. ndongo yi bu ñu bëggee dem master daa fekk ne gannaaw seen licence 3 wóorut ñu am xëy ki nekkoon médiateur bu université bu Ndakaaru gis ne ndongo yi kenn du leen tàggat ci ni ñu waree dugg pour l'université bu ñu fa duggee ni ñu fa war a toogee waaye it bu ñu paree seen njàng gunge ja ca wax duñ ko ca amal professeur Bouba Diop. xale yu bari bu la ñëw université duñ leen waxal la fa xew. dafa laaj itam ñu dimbali leen bu ñu nekkee ci biir université. ak ba ñu génnee itam université loolu yëpp xam naa ni jéem nañu waaye ba léegi daal gëwuma ni
deme na mu war a demee. loolu lépp tax ba la tàggatu ga ngay amal université di joxe dëppawul ak këru liggéeyukaay yi li ñu soxla ci wàllu xëy ci gis-gisu professeur Mamadou Youri Sall jafe-jafe yi ca l'université ga la dooree ba noppi. LMD jafe-jafe bu mu andi mooy ñëpp la ñu ubbil bunt ñu def yi master moo tax ñi def yi master dañu bari loolu bi ñu tàmbali LMD léegi bi ñuy wax SAES waxoon na ko ne leen li ngeen def laaj na ay jàngalekat yu bari yu féete ci kaw ndax da ngeen ubbi niveau boo xam ni dañ ko doon jagale tuuti ngeen ubbil ko ñu bari ngeen démocratiser l'accès au master te master gëstukat la ñuy jàngale gëstu université nag bariwuñu loolu moo andi jafe-jafe yi. lépp fukki at gannaaw ñu teg système LMD di licence master doctorat kilifa yi nangu ne boobu lépp système daal nañ koy doxalee lépp yembut ndax booy xool tolloog ñaar fukk ak juróom-benn junni ci ndongo ñaari téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom master dong ñoo am te juróom-ñetti téeméer rek jàngalekat la ñu amee ci ñu leen mën a tàggat. Comptoir commercial de plomberie du Sénégal CCPS seen cuuraay raktak bi rey yooyu seen gamme Opalia ak seen savon de Marseille créole ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf Adji Sarr mu Pastef fu ànd ak Pastef di nit li ci Pastef tëddee yi mu ne moom la ko njiital parti Pastef def loolee daanaka moo nekk ci mboolem yéenekaay ñu xëyandool ubbi l'Observateur journal bi nee nañu bi coowal mbës mi jollee ci réew mi ak léegi gulee démb ñu gis Adji Sarr moo bi gémmiñam di leeral ni yëfe demee aji wax na bés ba muy njëkk bés Ousmane Sonko ni ko Ousmane Sonko xuppee tiital ko naawal ko ba tëddee ko mu ne bés boobee Ousmane Sonko ñaari fital da yor bi mu ñëw bi mu ñëwee tekki fital yi teg ko ci taabal ji aji ne ci laa gisee fital yi tiit laaj ko lii lan la ci la ko Ousmane Sonko tontoone ko su may génn te ànduma ak samay garde corps damay yore ay fital ndax may nit ki ñu gën a soxla ci réew mi may ki ñu gën a wër may ki ñuy gën di rëbb aji ne bi maasas bi jeexee mu bëgg ma tëddee ma bañ ne ko jànqalaa ci la ma forcé tëral ma ci suuf jël loxom ci la gisee ne jànqalaa mu dévergé ma ak baaraamam jël huile massage bi ma ko doon maasee sotti ma ko sëy ak man ci ginnaaw boobu mooy bu njëkk bi Adji Sarr ne Ousmane Sonko tëddee na ko lu dul benn du ñaare li mu ko tëddee ëpp na fukki yoon am na ci bés boo xam ne ci biir jacuzzi bi la ma ko defee Adji Sarr ne Ousmane Sonko dem na ba wax ko ne ko xale bu jigéen bu mel ne yow doonub jànq fees dell su ma la njëkkoon a xam yow lay ñaarele nee na ko it li may am ci salon bi su ma ko mënoon a am ci samay jabar kon du ngeen ma gis journaliste bi ne ko lu tax mu wax la loolee mu ne leen ndax ca këram ibaadu gi mu fi woote moo tax du fa mën a def yenn lii quotidien nañu maasekat bu jigéen bii di Adji Sarr jël na kàddu gi démb leeral viol ak menace de mort yi muy tumal Ousmane Sonko nan la demee nee na jànq la woon xale bu ndaw Ousmane Sonko moo njëkk ci moom ba mu ko violé ca la ñàkk ndawam Adji Sarr mu sol zone noire am muuroo lu ñuul kukku toog di nit li photo boobee moo nekk ci xët mu njëkk Le Quotidien yéenekaay bi nañu Adji Sarr nee na mi ngi baalu àq Sénégal gi yëpp ndax ba muy dem di porte ji plainte Ousmane Sonko li mu bëggoon moo di ñu tiital ko ngir mu bàyyi ko waaye soo xamoon ne yëf yi dina yegg si fii yëpp kon dafay noppiwaale aw naqaram toog muñaale ko kenn du ko dégg léegi nag comme mbir yi yegg na fii li am na ba noppi nañu ci dem ba jeex lu ma yoon may ma jël Adji Sarr ne Ousmane Sonko ne woon na ma lii ma lay def soo ko waxee kenn du la gëm dañu naan ab complot la rek mu ne it bés bu Ousmane Sonko taxawee waat ci alxuraanul karim ne musuma tëdde bu keroge man Adji Sarr dana retirer sama plainte soo nañu Adji Sarr dëkk na Ousmane Sonko nee na man waat na moom Ousmane Sonko na taxaw waat ci alxuraan ne musuma def dara mu ne it ba mu waxee ab patronam di Ndeye Khady Ndiaye mi moom salon Sweet Beauté ne ko dama ëmb li ko patron ba njëkk a wax moo di xanaa Ousmane Sonko moo la ëmbal loolee bettu ma mu ne it sa ba ñu demee gendarmerie ci kanamu capitaine Touré la ko Ndeye Khady Ndiaye nee na yàq ëmb bi ne jël Coca-Cola boole ko café ngir yàq ëmb bi yéenekaay bi nañu waat na ci bàmmeelu ndeyam kitaab bu it ci Maulana Cheikh Ibrahima Niass ne musuta gis Macky Sall musu koo dégg xamu ko sax su Sonko waatee ne musuta séq ak man dara ma retiré sama plainte wax joojee Adji Sarr wax démb moom la journal Rewmi Quotidien xëy ci xëtamu njëkk journal La Tribune moom it xëy xibaar bi ak kàddu yi ci xëtamu njëkk bind ne Adji Sarr défié na Ousmane Sonko nee na su Ousmane Sonko waatee ne musuma tëdde bu boobaa dinaa dem retiré ji sama plainte Les Échos nañu démb ca wax ja leeral na it ni moom Adji Sarr musuta wax ne Ousmane Sonko da koo tiimale ay fital dane Ousmane Sonko dafa tekki ay fitalam teg ko ci taabal ji bi ma bëggee tëdde mu bañ ci la ma joxañee fital yi ne ma ndax gis nga lee kon nag bu ñu ñaar ak ñett dégg tëddal ma tëdde la aji ne ci la ma Ousmane Sonko xojee tëral ma ci suuf bi ma koy saraxu ngir mu bàyyi ma li ma wax moo di yaakaar nga ne occasion bu mel nii dinaa ko rate mu ne bi ma capitaine Touré laaje kan moo la ëmbal dama ne ko Ousmane Sonko moo ma ëmbal Adji Sarr mu ëmb nan la war a mel L'Observateur nañu mi ngi nii ubbil yéenekaay bi boo xoolee page 6 bu journal bi da nga fa gis photo Adji Sarr ak biiram ma nga fa sol ay yére yu yaatu ngir nëbbu ëmb bi